salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di ziar maa ngi ziar patriote yëpp voilà maa ngi lire seen message yi di leen bëggee di leen jaajëfal et Tata Seynabou gis naa sa message bi je vais fouiller mes messages wala après bu ma paree live bi ñu déggante maa ngi lay ziar bu bare big respect maa ngi jégalu donc gars yi di leen bëggee di leen ziar yéen ñëpp voilà ñu ñëw rek pour defaat beneen taxaw seetlu waxtaan tuuti du yàgg après leeral ay quelques détails leeral quelques détails yi après romb quoi mais nag dama bëgg gars yi may leen ma 2 secondes rek baal leen ma rek may leen ma 2 secondes 2 secondes
maa ngi jégalu maa ngi jégalu bu baax. Donc comme ni ma ko doon waxee dañuy waxtaan rek encore une fois dañuy partager nous on vient pas pour jàngal wala pour indi ay voilà quoi ñun dañuy partager rek voilà man ni ma koy waxee rek à chaque fois ñun dañuy jéem li nekk suñu xol rek yëg-yëg bi ñuy am en tant que patriote rek en tant que jeune sénégalais rek ñu ñoo partager ko sénégalais yi voilà. Après nag il n'est pas dit qu'on a raison sur tout, on peut discuter de beaucoup de choses mais damay commencer ci benn affaire mooy damay commencer ci mën naa ko waaye malentendu wala yenn incompréhension yi ñëw ci diversion yi ba pare après ma ñëw ci kirikou jot naa yóbbanteem quoi yegg si na ak jàmm voilà. léegi man peut-être incompréhension yi am mooy man il faut ma wax ko parce que def naa ci poste dama koy assumer mooy Abdou Karim Gueye xam nga gis nga combat bi amul exception en fait amul exception man je pense que soxlawuloon sax ma koy tontu parce que je pense que am na ñu bari ñu ko tontu bu leer na gëwuma ne mën naa ci wax peut-être loo xamante ni gars yi waxuñu ko mais damay rek fàttali benn affaire pour mu leer quoi parce que su ma wax incompréhension ci kaw Abdou Karim Gueye ci biir patriote la parce que y a des patriotes yoo xamante ne nii peut-être gisee nañ ko gisin bu wute quoi et loolu c'est tout à fait normal amul benn problème. nit ñi mën nañ gis ne ni mu génnee normal na ñeneen gis ne ni mu génnee normalul c'est comme ça sañ-sañ bu mu am pour génn noonu la sañ-sañ ku nekk am génn ne normal la wala normalul mais je pense que dans tout ça en fait li ëpp solo mooy ñu recadrer mettre chaque chose à sa place en fait on peut le dire mettre les points sur les i bu ngeen ko bëggee pour nit ñi comprendre quoi ñu comprendre ñu wax li nga xamante ne nii c'est des constats mooy li am ñu rappeler li am après nag ku nekk mun nga xool naka nga koy jàngatee. Pastef ñu ngi ko créé en 2014 Pastef fi mu njëkk a taxawee di laaj baatu Sénégal mooy ba mu bokkee ci coalition su ma juumul bu tudd ndawi askan bi su ma juumul en tout cas genre affaire u demee noonu quoi ànd nawle genre affaire u demee noonu quoi mun ngeen ma ko fàttali parce que aussi xëy na jàpp ma ko. non am na ñu ne jaruta tontu man tontuwuma damay leeral pour ñi incompréhension yi nga xam am na ci biir patriote duñ koy ba pare nag et puis tontu ko bu ko laajee du tontu sax mais leeral mettre les choses au clair affaire bi leer quoi affaire bi leer bu ko nekkee bu ko defee ku nekk def analyse am voilà. je veux juste rappeler que Pastef 2014 lañ ko créé en 2017 Pastef dem élection ci benn coalition Ousmane Sonko nekk député. ba Pastef di xeex loolu noonu ci biir coalition Abdou Karim Gueye mu ngi woon ci combat am déjà Pastef ñëw créer parti politique je dis bien parti politique bu ñu structuré organisé ni lii moom mooy sama ligne de conduite fii laa jëm tànk yi laay dox boobu xamuñu Abdou Karim gisuñu Abdou Karim lijjantiwuñu Abdou Karim boobu xamuñu aussi ñeneen ak ñeneen mais Pastef di dox ba Ousmane Sonko ñëw 2017 di campagne pour nekk député. Discours bi Ousmane Sonko ne amoon 2014 déglu leen ngeen xool vidéo yi discours boobu la am ba 2017 bi ñu koy fal député boobu Abdou Karim Gueye mi ngi mën a combat am def son choix sur Mamadou Sy Tounkara bi nga xamante ne nii tey c'est un conseiller de Macky Sall. En 2018 Ousmane Sonko octobre wala novembre di 16 octobre wala 16 novembre di présenter son livre. Solution bii nii ngeen di gis ci kaw nii le lendemain en tout cas dans la même semaine Abdou Karim Gueye def télé ci poste dem fekk Ousmane Sonko interview ko loolu man laa njëkk a gis contact Abdou Karim Gueye Ousmane Sonko en 2018 fin 2018 sax parce que je parle d'octobre et de novembre 2018 dañuy fàttali ci la Abdou Karim Gueye fekk ci Pastef ci combat bi yaa ngi dégg li tax ma ciy ñëw mooy dafa taxaw am lu mu wax ci Ousmane Sonko mais ci biir wax ji mu ne maa ngi ci projet bi ba tey damay jàpp di dox ci projet bi ba tey dama bëgg a leeral benn affaire mu leer Ousmane Sonko c'est la seule constante dans ce combat là jamono ji ñu toll nii parce que mooy jëmmal projet bi bu ko weesoo amul ku maqaama amul ku yàlla may toll taxawaay boo xam war na mën a taxaw ne moom am na lu muy revendiquer wala lu muy représenter ci combat bi à plus forte raison koo xamante dafa dab combat bi. parce que nit ñi dañu yaakaar ne nit kuy mën a combat pour le Sénégal dafa am looy apporter Pastef
Tu le fais pas pour Pastef, tu le fais pour ton propre combat. Tu le fais pour le Sénégal. Pastef n'a fait que venir apporter ben plus ci xeex bi mu doon xeex. Moo tax gis-gis bi il faut ñu wëlbati ko. C'est pas ñun ñi ñooy indil Pastef dara. Pastef moo fekkoon ay ndaw yi Sénégal yuy xeex yu ci yu bari mu ñëw andi wallam xeex bi am fu mu yegg. Ba ku ne gis ci boppam ba ku nekk réer ci. Yaa ngi dégg man nag dafa am loo xamante ne nii du ma ko may kenn man loolu tax may gën di live loolu tax may man damaa far chaque jour ma wax ko ñi ñu comprendre ma ku ne war a wax ci Ousmane Sonko ci yenn termes yi ak yenn waxin yi ba mu des Abdou Karim Gueye. Abdou Karim Gueye on lui dit pas que bul wax ci Ousmane bul am sa kii mais Abdou Karim Gueye munul di affiché wu Ousmane ba pare di ko doyadal te Ousmane nekk kilifa nekk suñu kilifa ñu yaakaar ko pour mu yor réew mi muy waxee moom noo xam du ko waxee sax Macky Sall fas bu mam Abdou Karim Gueye du xale mandiwul doful jinne jàpp ko mën na wax ak Ousmane Sonko te du wax fas bu mam lan mooy fas bu mam moom mooy kan qu'est-ce qu'il représente dans ce combat-là qu'est-ce qu'il représente pour Ousmane Sonko foofu nag laay ñëwee taxaw ci benn mbir gis nga Ousmane Sonko ku am seetlu même bu la ko waxul Ousmane Sonko kenn du ko tàmmal xarit kenn du ko tàmmal ki muy àndal kenn du ko tànnal ki muy jëflanteel ba ci yenn niveau yi parce que gis nga nit boo amee frustration booy wax day feeñ Abdou Karim Gueye dafa am loo xam il faut mu comprendre ko sama jàngale nag man la concerne li may wax si nii mënul dicter Ousmane Sonko kan lay amal telle relation ak kan la dul amal telle relation parce que boo yaakaare ne par exemple man maa fi nekkoon yaa naa maa affiché wuñu man maa ñëw affiché woog yow am na noo xam da boo koy doxale ak kilifa ci man la war a njëkkee am na loo xam boo koy doxale ak ay artistes wala ay rappeurs wala société civile ci man la war a njëkkee doo ko xëccu parce que chaque jour nga wax ci Ousmane Sonko lu tegginewul bu ñëwee fekk la nga toog mu won la yar tekk ak teggin jox si cër mais cër boobu noonu yow yaa ko teggi gis nga comportement ñun dofuñu dañuy gis nit bu gàddoo frustration parce que jàpp na ne Ousmane man maay sa bos balaa ngaa def ni ak kilifa wala ngay def ni ak dof wala ngay def kili man danga ma ko war a def ba pare wala boo ko defee danga ko war a def ak man loolu boo koy dundee ak Ousmane Sonko di nga am problème benn boo jàppee ne aussi yow sa crédibilité bi nga war a am en tant que société civile parce que xëy na am na noo sore woon ci combat ba ñun ñi naan la dëkkal nañ la fii dëkkaluñ la fële mu am nu muy dexee noo xam gëmuloo ko yow pour nga wane sa crédibilité il faut nga wan ñi ne hey gis ngeen maa ngi dal ci kawam yéen ñi yaakaar ne man kenn du ma diri pour nga justifier que ne yow kenn du la diri yow yaa Abdou Karim Gueye il faut que nga dal ci Ousmane Sonko il faut que nga wax Ousmane Sonko wax yu tegginewul pour wane que ne man maay Abdou Karim man maay songu ku ne c'est pas l'objectif c'est pas le but sinon quand tu décides de le faire mais attends-toi à ce que gars yi ñëw dal sa kaw parce que loolu moom mënul ñàkk ñett le fond foofu gën a yéeme foofu laay xeebee Abdou Karim Gueye je dis que li ma wax nii ci Abdou Karim Gueye ça n'enlève à rien sur son combat il a des combats yu mu am ak ñeneen yaa ngi dégg mais léegi nañu ñëw ci fond bi nga xam moom lay attaqué Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko warul jàppale kilifa ak Y'en a marre parce que dañu tax déjà moom atte na kilifa ak Thiat ci ñoo xamante ne nii moom il est censé mu taxaw seen wet Abdou Karim Gueye am na ku ko wax am na fi yu problème yu bëri yoo xamante ni am na ko fi les gens n'ont pas cherché à savoir def nga wala defoo par principe nit ñi dañuy ñëw jàppale parce que ñu jàpp ne yow da nga nekk ndaw buy xeexal Sénégal te comme amuloo kattan état nga jàmmaat lool nit ñi dañ la war a dooleel pour au moins ñu respecte sa àq ak sa yelleef en tant que nit moo tax ma ne gis nga jàppale Ousmane Sonko xam ko aussi am na ci solo pour gunge ko parce que boo xamoon Ousmane Sonko bu mu commencé 2014 même bi mu commencé impôt et domaine ba tey di nga xam ne par principe foofu mu toog keroog ak kilifa ak Thiat foofay place am parce que ku ko defal Karim Wade mën nga ko defal kilifa ak Thiat Karim Wade mosul ñëw taxaw xeexal Ousmane Sonko ñii dañoo ñëw taxaw xeexal Ousmane Sonko principe yam doon xeex ci Karim Wade pour ñu respecter ses droits
looloo ko indi foofu noonu Ousmane xëyul rek ñëw toog Ousmane du waxantu moo tax kenn du ko tontu dans le fond Ousmane bi mu ñëwee lan la njëkkee dafa ne lii flagrant délit la te flagrant délit amul instruction wala Karim bu dee jàngoo amoo yenn niveau d'étude yi mais góorgóorlul ba balaa ngaa génn nitu dëgg ñàkkul ñu jàng wala yow sa entourage ñàkkul ay professeur ak ay nit ñu am xam-xam ñoo xam nga dem déglu leen ñu expliquer la Ousmane Sonko bi mu ñëwee Ousmane Sonko du wax sànni yow da ngay wax sànni Ousmane Sonko kilifa la te du wax sànni Ousmane Sonko waxul pour yow Ousmane Sonko Macky Sall lay xeexal état du Sénégal lay xeexal Ousmane Sonko il est devenu international il peut pas se permettre de jël yenn position yi bu ko jëlee rek en âme et conscience la ko jël te différence bi ngay def entre Pastef nañ wax ci Ousmane Sonko mel ni Ousmane Sonko la muy def tàgguwul Pastef wala Pastef yëgu ko ñàkk xam parti bi la ñàkk respecté say morom yi nekk ci parti bi la ñàkk respecté Ousmane Sonko weesuwul nga jàpp ne Ousmane Sonko day ne tàngeej fële waa Pastef dem def lu ko neex il faut que nga respecté nit ñi parce que si biir wax y a trop de contradiction mais duñ ci sori mën nañ sori de génneel la lu bari mais booy wax da ngay xalaat Ousmane bi mu ñëwee wowulee kilifa sàccul kilifa def dafa ne par principe ñii bu fekkente ne li ñuy wax moom moo am dañ leen war a yóbbu flagrant délit amul instruction maanaam instruction mooy doo leen denc di wuti dara war nga ko xam parce que li ñu la jàpp bari na macha allah. beneen bi mooy boo nee Pastef nañ jàpp Ousmane Sonko dafa mel ni Pastef ak Ousmane Sonko àndatuñ donc yow yaa ñu gën a xam li nekk biir Pastef donc yaa ngi xamal Sénégalais yi que ne sans le savoir Ousmane Sonko dafa taxawee nii Pastef taxawee na le ba yow ngay ñëw di taxaw di woo Pastef pour ñu ñëw téye Ousmane Sonko fas bu maam buy am fii. fas bu maam bi am fii yow yaay fas bu maam bi yow yaay fas bu maam bi moo tax nga war a calmé wu te teey combat bi dafa am loo xam dañ ko bokk ñun ñëpp loolu la ñuy joxante cër suba dañuy àndaat yeneen combat xeex jàmbaar man li ma lay def nii clashuma la man ci ay su ma lay tontu dama lay tontu ci ay fait junj naa ay dossier parce que yow da nga tuumal kilifa ak caat te baaram bi nga duut kilifa ak caat y'a quelques mois ci gannaaw am na ay sénégalais yoo xam bu ñu la ko duutoon doo génn si say coow yu bari ak yeneen. mais loolu c'est pas important parce que ñu jàpp ne au delà de li ma lay wax nii am na combat yoo xam ala kulli xaal ñoo koy bokk dangay taxaw ma taxaw Ousmane taxaw kilifa taxaw caat taxaw loolu il faut nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax du ma sori ci kaawu Abdou Karim Gueye loolu rek laa ci bëgg wax pour nit ñi bàyyi ci xel bu baax ci biir waxam dafa am yu bëri yoo xamante ne nii njuumte la ak ñàkk xam gis nga nag booy xeex révolutionnaire nga y a un minimum boo xam daf la war surtout booy wax mooy nga gëstu nga jàng nga xam munoo di waxee rek ci mbedd mi nii munoo di wax rek en tant que rappeur bu doon wax ci mbedd bi il faut nga gëstu lu bari il faut nga xam li ngay xeex lan la te gis nga ma fàttali benn affaire boo xam dafa laaj modestie Abdou Karim yàgg ngay xeex lii moom dama koy wax mu nga comprendre ko yàlla xam na ne 10 personnes Abdou Karim munoo leen dajale place de l'indépendance loolu day dëgg waxuma ko pour clash la cela ne veut pas dire que li nga doon xeex amul dëgg de li nga doon xeex dëgg la de su ma sañoon 10 000 personnes ñëw mais 5 personnes mënoo leen dajale maa ngi jéggalu suma frère Ousmane Sarr xëy na li may wax nii peut-être du ko neex mais il faut que moo ko mu comprendre ko 10 personnes mënoo leen woon dajale gis nga yow boo tuutilee Ousmane Sonko yaa ngi tuuti sa bopp saa nga xam ko parce que yow amuloo mesure booy jeex ci Ousmane Sonko da ngay jeex ci moom da ngay wax ba ñëpp di xaal moo tax patriote yu bëri bëgg la mais booy dal ci Ousmane Sonko da ngay dem ak moom xaal il faut que nga am modération am modestie di dem ak stratégie sax moo la ko dafa laaj intelligence sociale du fër-fëri du dem di gis nga li sotti nii du yow du kenn du Ousmane Sonko ñi bokk combat bi yëpp la bu kenn fëgg dënam amuloo maqaama boo am ci kaw Ousmane Sonko amuloo sañ-sañ boo am ci kaw Ousmane Sonko yaa ngi dégg amuloo ko parce que boo ko jaayee rek am na patriote boo xam kenn xamu ko moo la gën a tuuti li muy def ci Ousmane Sonko di ko dajoo ko ñun on respecte terrain bi on respecte li ngay def wallahi azim wallahi azim on respecte li ngay joxe sa bopp di jaay sa bopp mais kenn matut bul te pour l'avenir ne juge pas tes frères soutien leen ci par principe mais bu leen juger te bàyyi yoon mu àtte foofu laa yem ci kaawu Abdou Karim Gueye maintenant dama bëgg a ñëw ci beneen volet live bi 3 points la gars yi amul problème man ci këriku laay mujjee moom il faut ma delloo ko yóbbanti bi jot naa ci il faut que ma voilà ma ñëw léegi ci diversion yi nga xam ñu ngi koy def te dama bëgg a interpeller patriote yi ci benn affaire muy Fatou Ndiaye Tampi j'ai pas de problème avec elle je voulais juste rappeler benn affaire Fatou Ndiaye Tampi dafa dellu këram bu dee am na
Fatou Tampi dafa jóge APR ñëw ci coow li fekk fi ay nit ñu coow ko. C'est que il faut ñu comprendre benn affaire. Fatou Tampi bi muy ñëw fekk na d'abord cette masse critique là dajaloo fekk na une conscience citoyenne commencé màgg Sénégal fekk na le combat pour la libération du Sénégal nekk ci benn niveau bu kawe mu ñëw dugg si. Maintenant nag dugg si na si am na lu mu ci fekk buy dem du yóbbaale dara parce que indiwul lu mu fi fekkul moom li mu indi mooy nouveauté bi nekk ci moom en tant que jigéen ak gox bi mu jógee mais indiwul lu mu fekkul ci combat bi ba tax na waruñu sori ci moom parce que diversion lay niru parce que gis nga moment bi coow lu rëy yu gaa yi génnee coowal passeport diplomatique ak assemblée nationale bi nga xam dina yegg ba ci Macky Sall parce que fi mu doon dañu tiit dañu jàkk dinañ génnee seen bal yépp man nag leen laa ciy tiit damay ragal ñu daaji seen carton yépp te 2024 yegg seegul parce que affaire bi dafa métti ku su de fond la de sama gars yi yéen waa APR def leen ndànk waaw yéen a ngi génnee seen yéen a ngi génnee lépp Fatou Ndiaye Tampi li tax ma koy wax mooy il faut que ñu teey si parce que l'épisode Fatou Ndiaye Tampi man dama jàpp ne day door a commencer am na lu bëri luy ñëw je vous rappelle juste que Fatou Ndiaye Tampi Ousmane Sonko discours na tudd ko 3 à 4 fois Fatou Tampi Ousmane Sonko tudd na wax na ko ba wone benn volonté boo xamante ne nii déranger ko mu toogoon waxtaan ak moom parce que il avait envie de le soutenir parce que gisoon na si moom courage. Maintenant Fatou Tampi bu décider relier Macky Sall c'est parce que elle a un rôle à jouer. Quel rôle la war a jouer man jàpp naa ne ku wax nu mu waxee def ni mu defee ba mujj nii tey ëllëg pare leen pour dégg lu ne loolu laay interpeller patriote yi man loolooy sama problème du lii muy def nii diversion pour affaire ñoom Bougazelli beeg passeport yi fan la jëm ak ñun lan la nar a wax suba yan supposé révélation la nar a def naka la ko Macky Sall ak nguuram nar a utiliser parce que bu fekkente ne ak li mu def yëpp ba Sénégal yi ànd ak moom capable na nguur gi ñëw jël si ko moo raw mburoog soow c'est-à-dire luñ ko def loo dana ko def maintenant lan la nar a def ëllëg parce que gars yi toll nañ foo xamante nii lu ne dinañ ko def donc attendez-vous peut-être même à une Adji Sarr bis à des supposées révélations à ay ruube ak leneen parce que ku ne xam na sañ-sañ bi muy waxee moo tax ma ne kii paquetam dañ koy door a dajji mais yeneen paquet mi ngi ci biir paquetam foofu la ñu jëm moo tax ma ne xoolal nañu def tekk rek tey dox ndànk di dem buñ ko jiitu nañ ko bàyyi ba mu wax moo tax tontu bi du neex moom foofu lay tënk waxam pour bàyyi ko ba mu génn ba wax ba pare après ñu door a mën a ñëw mais attendez-vous à ce que mu am fu mu fël parce que bi mu génnee jot na chemin nañu bari te nag dafa am nit yenn doxalin yoo xam boo ko defee man lu ne maa ngi koy xaar suba ci yow te Sénégal toll na foo xamante ne ni bàyyi leen seen xel suba mun na fël fu ne c'est pas du enjeu amul lu muy déterminer ci combat bi am lu mu fiy diisal amul lenn au contraire même peut-être il a réveillé peut-être benn esprit patriotique boo xamante ne nii ci gox bi bu doon xeexal réveillé na ko mais amul lenn loo xamante ne nii daf ko indi woon ci combat bi lu dul dellee ko si sur le plan numérique mais amul lenn lu mu yóbbu parce que lam fi fekkoon mi ngi fi ba tey waaw donc fii la ñu fekkoon fii la ñuy bàyyi on continue le combat mais ñu ngi koy bàyyee xel waaw mu ngi ko bàyyee xel lu mu fi bax ñu ngeer ko lu mu fi ruube ñu teggi ko waaw xam nga nag Sénégal ni mu bindoo moom Issa sax mën na xëy na saaw donc foofu laay waxee que ne ñun nañu préparer tegal ko lépp mi ngi fi te lépp a ngi fi nag parce que mu dafa jëflanteeg ñit ñi teg voilà maintenant nag comme li ma wax rek foofu moom parenthèse boobu dañ koy tëj en attendant moom mu génn wax bugguma laa fi gudd 3e point bi laay dugg si muy Abdou Mbow man nag Abdou Mbow ka mu tudd ma wala mu ñàkk ma tudd man lijjantiwu ma ko waaw parce que man ay ministre Macky Sall sax woo nañ ma donc loolu du problème ci man voilà man moom tudd ma ak ñàkk tudd du problème mais li mu wax moom mooy problème bi du question de mu tudd ma la mu ñàkk tudd d'ailleurs sax mënoon na gën a am fit pour tudd ma quoi voilà man bu xamoon
man lu ma sañ a wax ci fii ci live bi rek lu may assumer la dama bëgg wax benn affaire. Abdou Mbow jeune la comme man. Abdou Mbow bu amee lenn lu mu ëpp xëy na jege état ba am yenn teraange yi la mais man jàpp naa ne maa ko ëpp fit maa ko ëpp fulla maa ko ëpp fayda maa ko ëpp xel maa ko ëpp njàng man loolu laa jàpp te jàpp naa ne moom pour être modeste ëpp ma ngëm yàlla wala ëpp ma ragal yàlla parce que am na loo xam moom gis naa ko mu koy def man duma ko def foofu lay commencé. lan la wax Abdou Mbow dañ ko jiiñ ne ko comme ñun ñëpp di ko déggee ne ko moom dafa takk parce que am na vice président bu ñuy tudd ci affaire passeport yi. man nag par principe député yi nga xam ñoom lañ tudd ñu tudd ñëpp dañu ne ay député Benno Bokk Yaakaar lañ ci Macky Sall lañu far ñu tudd ci ñaar ñu xam tudd ci 6 ñu xamul tudd ci vice président képp koo xamante ne nii député nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar génnewuma la ci nga bokk. képp ku bokk ci njabootu Macky Sall ci dil bi tant que génnuñu ne diw ak diw la te dil bi mi ngi fa ci nga bokk tant que nit génnul wala yoon setal la ci nga bokk kuñ ci tudd ku ne. mais dafa am lu extraordinaire lu mu def la sortie ñu taxaw ci gis nga keñ du ne ko moom béy bi rek nga bàyyi buum bi. Abdou Mbow dafa génn pour def de la communication il n'est pas sorti pour donner des informations. xam nga information mooy la bu ñu xëyee ñu gis lu bees ci dossier bi waxu ci lu bees lu dul man bokkuma ci loolu communication la moom lañ doon xaar mu wax ko. mais lan moo tax moom il a senti le besoin génn def émission ne bokkuma ci parce que yow bu dee bokkuloo ci soxlawoo pour défendre sa bopp utiliser Ousmane Sonko pour défendre sa bopp maanaam man c'est comme si da nga génn de du man kese même buñ ma ko tiiñalee aussi Ousmane Sonko mii nii de tiiñal nañ ko affaire viol mais bokkul. te man xam nga fan laa doon gëmee ne sax kii li muy wax nii gëm na ko bu doon dafa ñëw indi dëgg teg mais dafa fen. la 3e personnalité bu république bu Sénégal ngeen baal ma Sénégal yi dafa fen. Abdou Mbow dafa fen parce que dafa génnee benn live boo xam man maa ko def un live que j'assume man moom boo laajte woon ñoom Thérèse Faye yi ngay àndal ak ñoom Mame Birame ak gars yi ma xam yi ngay àndal moom dinañ la ne man damaa namul lu bari loolu moom bu yow nga comprendre ko. te tey nag la waalo gën a aay waaw tey jii may wax ak yow nii la waalo gën a aay dafa fen parce que man déjà nekkuma Sénégal moom jàpp na ne donc Ousmane Sonko dafa réunion moom pour son cas Ousmane Sonko dafa réunion këram pour son cas pour ñun ñu wax ñu laaj ci moom ñu dugal ko déjà soxlawul ñu lay dugal parce que yaa ngi ci biir boo nekkuloon ci biir doo ñëw def émission. benn ñaar mooy man yërëmuma Ousmane Sonko Macky Sall laa yërëm te yéen da ngeen war a yërëm Macky Sall parce que fu ngeen laalee Ousmane Sonko mu jéggi leen duma seen bàyyi ci politique yërëm leen Macky Sall duma yi dafa métti ci moom waa ji xajatul fenn ci Sénégal mënatul génn fenn Sénégal mënatul def Sénégal mais du ngeen ko yërëm saa yu ngeen songoo Ousmane Sonko mu tege leen ne leen duma seen bàyyi ci politique. saa yu ngeen ko songee rek mu tëb leen duma seen baay ci politique donc yërëm leen Macky Sall waaye yërëm leen Macky Sall ba pare nag li ci gën a yéeme mooy yow c'est-à-dire yow amuloo problème pour fen Abdou Mbow amuloo problème pour fen ci kilifa parce que xam nga ne li ngay wax ay fen la may mën a dur fay xam ne ay fen la nga ne Ousmane Sonko moom dafa dem këram réunion parce que pour ñu ne ñun man Issa ak ñeneen ñi ñun laa fi ñëw ñu taxal la kon comprendre ni affaire du fonctionner kon yéen man maa ngi door a gëm ne yéen du ngeen teel a jot ci Ousmane Sonko bu fekkente ne yéen seen xalaat foofu la gàttee foofu ngeen toll fa ngeen yaakaar ne Ousmane Sonko fa la toll ma xam ne non yéen gàtt ngeen xalaat te li ci gën a garaaw bu fekkente ne par exemple coow yi am Sénégal yépp Bougazelli bi yow sa coow passeport diplomatique yeeg yépp yaakaaru leen ci dara lu dul am na kuy violé man benn daf ñuy renforcer ñun ñu gëm ne yéen yoru leen xalaat amu leen gis-gis soriwu leen gis-gis pour téye réew mi ñaar mooy amu leen éthique amu leen morale parce que normalement seen éthique ak seen morale en tant que góoru yàlla waru leen may sax ngeen di tudd Ousmane Sonko di tudd ci moom loolu noonu te ñu ngi tudd ay vidéo ku nekk ci yéen di naaw ay ministres yi am ay secrétaires maa ngi koy wax de ku nekk ci yéen di naaw
moo tax vous vendez Ousmane Sonko aux Sénégalais parce que les Sénégalais dañu yeewu léegi les Sénégalais dañu yeewu léegi ba pare nga ne li ngay wax xam nga ko ne da ngay menacer ci menace yoo xam leer na ne li ngay menacer du mos a am parce que yow leer na leer yàlla ne yow Abdou Mbow citizen li du mos a taxaw di ñàkkal boppam fayda bu Bassirou Diomaye El Malick les cadres les responsables de Pastef kenn du ci wàcc à ton niveau malgré que tu sois la troisième personnalité de notre cher pays kenn du wàcc à ton niveau pour de la accuser quoi que ce soit soxla wuju ko nee naa leen Ousmane Sonko soxlaatul di génn di xaaj yéen kan ngeen ko gëj a dégg génn mu wax te yéen a ngi coow mi ngi fi tege Pastef soxlatul wax Pastef à distance xoolal par personne interposée lay xeex yéen loolu ngeen war a comprendre Pastef tàggat na benn Issa tàggat benn Akon tàggat benn Citizen tàggat benn Tanor Sankariste tàggat benn Ousmane Tounkara tàggat benn Ndongo Diop boo xamante ne nii Pastef soxlatul Ousmane Sonko soxlatul muy génn di wax li coow li di bëri yépp li coalition am na amul coow am na amul assemblée bële Ousmane Sonko boo ko ne coow na am na amul da ngay yaakaar ne Ousmane Sonko moo taxaw di wax lépp parce que il a accompli un travail extraordinaire boo xamante ni il a même plus besoin de parler moom la ñuy wax xolal parfois la parole est d'argent le silence est d'or Ousmane Sonko soxlatul muy wax te pourtant yéen a ngi jëfur mu ngi leen di duma di leen dóor muy gën a métti et bi li ci gën a garaaw non seulement soxlatul muy wax mais dem ngeen ba amatu leen interlocuteur ñun ngeen di waxal léegi bés bu ngeen décidé wax ak ñun nag ñun amuñu frontière de xam nga Ousmane day calculer télé la rajo la kii la fii ku mel ni man awma calculer de ngeen baal ma de ay fen yu métti nga fen ci télé bi dangay fen te tànk yoon teggiwul que na yow affaire vice passeport diplôme teggiwoo ci danga cee takk rip yow kiriku dem ngeen ba amatu leen interlocuteur quand la troisième personnalité de notre cher pays ñëw pour justifier que ne doorul ci ay passeport diplomatique il utilise un live d'un Sénégalais bu toog di live si këram mais kon loolu doy na misaal pour ñu xool fi réew mi toll bu fekkente ne samay live lay justifier que ne Ousmane Sonko moo nekk ci gannaaw c'est extraordinaire Ousmane Sonko soxlawul nekk ci gannaaw dellu leen fa nga toogoon foofu la Birame Souleye toogoon ne Maïmouna Ndour Faye ñun dañuy niit xel yi yéen comprendre leen sax vous n'avez pas conscience de ñi ngeen sekkal xeex bi vous n'avez pas conscience de ñi ngeen nekk di xeexal ki gën a tuuti ñun moo leen gën a yow moo leen njëkk a jóg ëpp leen fit ëpp leen gis-gis mënatu leen nax sénégalais yi mënatu leen gis nga ba ñu décidé ñun génn di wax mënatu leen feeñ parce que Abdou Mbow sénégalais yi lan la jox ngay bàkku amul lu la sénégalais yi jox yow ci sa dund yow Abdou Mbow Thiès nga dëkk amoo base politique moo tax Macky Sall moo lay tatagal Abdou Mbow Macky Sall ba mu faloo le lendemain mu woote këram man j'étais là-bas parce que dama bokk ci ñi fal Macky Sall ba ngeen ko weddee laajte leen maire Diamaguène Sicap Mbao maire Khady Ba ngeen laajte les responsables lu Macky Sall yi nekkoon Diamaguène Sicap Mbao père Lo bi décédé fu ñu toogoon di daje micro nekk fa maa koy tëye sama loxo man li may wax nii am na ñu ko fekkee looloo taxoon sax ma fekkee ba Macky Sall woowee les jeunes le lendemain bi mu gañee da nga ñëw taxaw Macky Sall jox la parole keroog waxoo gars yi dañ la yooxu mosoo am popularité mosoo siw parti bi nga bokk mosuñ laa bëgg mosuñ laa naw moo tax Macky Sall da ko teel a comprendre téye la ci loxoom di la pousse bi la Macky Sall di pousse amuloo woon benn argument parce que du xalaat du ci xam-xam du ci taar du ci jëmm du ci dara du ci base politique donc lenn rek nga mënoon a fayee Macky Sall li mu am mooy sa làmmeñ maanaam sañ a wax lu ne sañ a def lu ne sañ a fen lu ne parce que loolu rek nga mën a jaay Macky Sall moo tax nga mën a toog télé di fen ay fen yu léger en tant que autorité di fen ay fen yu léger te ne Ousmane Sonko dafa toog këram def réunion pour ñun ñu wax ci moom man déggantuma Ousmane Sonko musuma gisee Ousmane Sonko man te xaaruma gisee ak moom xaaruma dégganteeg moom
dafa am lu ma ci lu ma woo loo xam moomu ko dañu ko bokk ma gën ko bëgg sax bu la neexee moo tax yéen comprendre leen ñun suñu philosophie ak ni ñuy doxee bu subaa ngeen di comprendre da nga fen Kirikou désolé mais da ngay fen désolé mais da nga cee takk rëpp def leen diversion bu leen neex suba jël leen Fatou Tampi mu génnee ay révélation ñu wax ay affaire di ngeen leeral problème mu passeport bu dul tey di suba di ngeen ko leeral te am na yeneen scandale yu ngeen def yuy ñëw ci kanam a kanam diversion rejeté Abdou Mbow lijjante leen fan ngeen dugal passeport diplomatique yi leen Sénégalais yi jox ngeen koy fowe yow ak Macky Sall ak ñi ngeen àndal yépp lijjanti leen ko te loolu moom mooy combat bi tey. combat bi tey mooy Sénégalais yi bëggatuñ leen combat bi tey mooy Macky Sall day ni mu sarooxo woon sëriñ bi ne ko dimbali ma balaa maa ñàkk nguur gi noonu la ko sarooxo ne ko dimbali ma balaa maa ñëw Touba ñu yuuxu ma parce que xam na ne du moom bokkatul jeexal na li ngeen di ruuma daal di ko pare yépp ñun ñoo leen gën a pare gën ko xam ñu ngi ci toog te wax ji mi ngi bari instant yéenay wax de temps yi la nopp yéenay wax de mais wax leen rek parce que après jëf mooy ñëw on va vous dégager di dégager ngeen mu neex leen mu naqari leen te nag may xamal benn affaire fii kenn ragalu leen ay nappaateeg macc ragalu leen fii fu ngeen xoolal Sénégal lañ nekk fu ngeen dóor ñu dóor fu ngeen laal ñu laal fu ngeen jëm ak ñun ñu jëm fa ak yéen ba mu saf sàpp fii kenn ragalu leen mënu leen yor alalu réew mi toje ko di ci def lu leen neex ba pare ne kenn du ko fa pare teg si nag bëgg a toog suñu kaw bopp yi toog ci kaw plateau télé yi di fen ci ay kilifa du ngeen rus Ousmane Sonko bi ngeen di tudd ça fait 2 mois la nga ko tudd waxul jàpp ngeen ne xolal yéen seen lépp yàqu na ci bëtu Sénégalais yi léegi seen objectif mooy ñun ni ñu yàqoo ci bëtu Sénégalais yi nañu ko fexe ba Ousmane Sonko yàqoo noonu ci bëtu Sénégalais yi moo tax ngeen di tudd viol boo xam xale yi juddu démb sax xam nañ ne amul Adji Sarr bu amee ku ko violé xëy na yow Kirikou yow yaa ko violé wala Maître El Hadji Diouf ku ne xam na ne viol amul même votre ministre de la justice avoué na que ne viol amul mais vous nous tympanisez avec viol yéen xamu leen ne bu ngeen wax loolu ñun dañ leen di gën a xeeb Sénégalais yi dañ leen di gën a mere parce que vous avez tué 14 doomu Sénégalais ci ñàkk fayda yooyu noonu ngeen yaakaar ne loolu mooy arrêté Sénégalais yi ngeen yaakaar ne pour Sénégalais yi génn ci Ousmane Sonko violeur mooy tax violeur boobu noonu moom moo tax ñun ñi génn duma leen ba ngeen bëgg a ñàkk nguur gi bu ngeen amoon xel da ngeen dindi teggi leen boobu wuti leen beneen dem leen jënd beneen ci Fatou Tampi wala ngeen jënd beneen ci keneen ak keneen te bu ñëw rek ngeen di comprendre bu ñëw rek ñun pare nañ mënatu leen ci dara dafa mel ni nit ku nekk ci géej di lab te daara newul ci wetam da ngeen di kërti ba sonn mais vous avez dégagé da ngeen jeexal pare ngeen ci réew mi moomu leen ko ñun ñëpp ko bokk fii kenn ragalu leen moomu leen police moomu leen gendarmerie léegi nag fi may tëjee mooy ñëw nga di justifier ne yow jullit nga nii nga mel doo doxaan amoo gel defoo nii woo naa gendarme di tagg gendarme yi di wut kii dangaa tiit gémmañ guy naaj di wax jàmm comprendre nañ lépp ku moom béy bi nga bàyyi buum bi yéen nguuru Macky Sall yéen ñu ko jege ñëpp a takk amul kenn koo xamante ni nii dinañ la topp ñi ànd ak Macky Sall ba tey amul kenn koo xamante ni mun nañ la topp nga set amul ñun loolu xam nañ ko maintenant topp ak ñopp topp moo fi ne mais kenn setut ci yéen kenn ci yéen setut te loolu Sénégalais yi xam nañ ko voilà donc man foofu laay yem di wax gars yi que ne diversion yi nañ koy jël di ko wax di ko teggi ba pare di insi ci affaire yi passeport diplomatique yi ñuy tudd ci Sénégal te ay député laale ci dama ne Macky Sall bi mu faloo ñoo ne Abdoulaye Wade ñoom aussi dañ doon tasaare passeport diplomatique yi passeport diplomatique yi ñëw jaar na suñu loxo ñun ñëpp xam nañ ko on connaît on sait comprendre nga Macky Sall bi mu ñëwee la dem biir ministère des affaires étrangères leen jéggi ne ko fa jekket jëlee ko fa ne man ma xam nga moom nguur faja jaa moom dafa yaakaar ne moom buur la moom fa la ko jëlee yóbbu ko biir présidence moo koy gérer toog fii di wax député serveur yi Macky Sall moo jël suñu passeport diplomatique yi di ko trafiqué moom ak ay députéem ñoom kiru kook ñun ci tudd ñëpp looloy dëgg loolu nag ngeen nëbb ko mu feeñ ngeen ñàkk mu nëbb muy feeñ fi mu toll nii nag génn leen di wax rek da ngeen nëbbatu ngeen baal ma seeni taat nekk ci biti loolu ngeen ñu bañ ñu wax dinañ ko wax bu fekkee ne dafa am ay plainte yu ngeen di yóbbu bind leen junniy plainte jël leen kayit jëm leen ngeen jël 200 pages ngeen bind ci 200 plainte on a rien à foutre laa lay wax nii alalu réew mi ngeen sàcc di ngeen ko goqi suñu passeport diplomatique ngeen di foye di ngeen ko leeral sénégalais yi foofu la wax ji ne
foofu noonu xoolal la wax ji ne te ngeen pare dem élection ñu duma leen jëlee leen fi gars yi foofu laa yem ci live bi du ma ci sori man Abdou Mbow sax du ma ñëwaat fii di live ci moom parce que man Abdou Mbow sax man dama ko xeeb parce que nit moom nit danga koy xeeb quoi vraiment toog télé di fen yenn fen yi xam nga nan man Ousmane Sonko moom yéen pour may ñëw di live man dama soxla Ousmane Sonko tàggal na ma li ma war a live wax yëpp wax na ma ko depuis des années vous n'avez rien compris yéen da ngeen yéex a yeewu foofu laa yemale live bi di wax gars yi nañu continuer combat bi et puis diversion yi buñ ci sori ay faatu tamp yi buñ ci sori dafa fi fekk combat bi day wéy moom dem na ñu ngi koy xaar lu mu fi indi ñu teg yi yii ñuy wax ni yëpp ay diversion la yii ñuy génnee yëpp ay diversion la cooli mooy il faut qu'on soutienne kilifa ay yaanaamaar yi nga xam dañuy subir injustice voilà man nag je m'attendais à d'autres leaders politiques par principe aussi par principe ñu ñëw jàppale leen maintenant le jugement bi après Sénégalais bu ne mën nga def sa appréciation sur li ñu def ak li ñu dul def c'est le combat qu'ils ont mené pendant 15 ans ci dëkk bi ñun ñëpp ñu gis ko Ablaye Wade ba tey ak liñ ci daj man c'est ce que je préfère retenir parce que encore une fois je le répète ay problème mu visa problème mu passeport musul déranger Sénégalais yi parce que teraanga rek la ci Sénégalais yi di jëlee ay famille yu tekki rek la ci Sénégalais yi jëlee ay yaay yu ñu defaral ay kër rek lañ ci jëlee ay papa yu ñu defaral kër rek lañ ci jëlee ay Sénégalais yoo xamante ni tey bu ñu bankoon seen loxo fii ci diaspora bi Sénégal du dox rek lañ ci jëlee kon nag sant yàlla mosul déranger kenn donc bu ñu nit ñi gëmloo ko ne def man de mosuma déranger kilifa yàlla ak kilifa ak Simon bu ñu génnee yàlla leen yàlla may possibilité ñuy lijjanti wax ay visa di ko jox doomi Sénégal ñuy tukki di indi teraanga bi di ko bokk ak seen njaboot loolooy dëgg yàlla nañu génn continuer waat ci di lijjanti waxu parce que ñoom ji ñu leen ay trafiqué passeport diplomatique mënuñu ko trafiqué passeport diplomatique état moo koy defar moo koy trafiqué moo tax ma ne kilifa ak caat bu ngeen génn yàlla leen yàlla mayaat ay possibilité ngeen am ay visa di ko jox booy Sénégal yi ñuy tukki ñii di dem Espagne ñii dem Italie ñii dem France ñii dem États-Unis indi teraanga bi indi ko Sénégal fu mu dem teraanga fu lu mu fa am indi ko ci dëkkam loolooy dëgg waaw man dérangé wu ma te mosul dérangé kenn ku fi toog di ko laayam daf maa dérangé aussi mosul fii Sénégal ku ci nekk xam nga sa famille wala koo xam sa xarit wala koo xam ku tukkiwee noonu mosul nekk problème bu ñu xëy tey nag ñu naan problème la fi du problème kay mooy trafic passeport diplomatique bi mooy problème bi sàcc alalu askan bi mooy problème bi ak jaay doole bi loolay problème mu Sénégal ak fen yu rëy yi suñu autorité di fen ak ñàkk ñoo wet bi ñàkk ñoo respecté bi yaa ngi dégg ak Ousmane Sonko tollu leen foo xamante ni dem nañ ba ñu ngi jëfu lu ne ñu ngi koy wax mais les Sénégalais ont compris fii yàllaa fi ne yàlla dëgg la bëgg yàlla ñu yàlla doolu sutura yàlla sàmmuñu te jëliñu fi ñii fi nekk maa leen di gërëm di leen ziar gars yi di leen jox rendez-vous ba fan yi le combat continue diversion rejetée marchons vers l'essentiel maa ngi leen di ziar jaa ngeen jëf